Money rek man like this. Money succès def bénéfice. Mono yegg te tooguloo. Yow mono njëkk te dawul job lay fay. asalaamaaleykum yéen ñiy bëggee seen émission Job day fay doon ngeen ko xaar tey ñu ngi ci seen premier numéro comme ni ko tubaab di waxee charité bien ordonnée commence par soi-même moo tax ñun doomi Mbour lañu ñu njëkkee ko biir Mbour donc tey ñu ngi ci seen village artisanal ñu dem seeti suñu premier invité. comme ni leen ko waxee woon léegi ñu ngi ci village artisanal bu Mbour tey nag ñu ngi fii ci place su tonton Pape Sow ñu dugg waxtaan ak moom. yéen ñii seetaan émission Job day fay ci chaîne YouTube Ndayane Prod comme niñ leen ko waxee léegi suñu tonton bi toog moo ñu dalal tey fii ci village artisanal bu Mbour ñu déglu ko mu présenté wu ndax ñu gën a xam mooy kan. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen dalal jàmm di leen wax ni agsi ngeen ci village artisanal ci place bu Pape Sow artisan di leen dalal jàmm. di fas yéene bépp question bu ngeen ma questionné ma tontu leen ko ngeen ko bëgg. jërëjëf tonton donc ñi ñuy seetaan bëggoon nañu xam kan mooy tonton Pape Sow sa carrière ci njàng sa carrière ci liggéey fan nga jaar ci njàng wutum xam-xam fan nga jaar ci liggéey. waaw man nag maa ngi jaar ci daara laa jaar maanaam ci école coranique bon foofu daal laa jaar mais ci wàllu banque ci école jaaruma école quoi mais xaw naa sori tuuti quand même ci wàllu daara quoi bon wàllu liggéey aussi mun naa la ne à bas âge laa commencé métier mi quoi parce que métier mi métier familial la maanaam samay waajur ci lii lañ doon yëngu sama famille yëpp daal ci lii lañuy yëngu quoi mais fi may jëlee base fondamentale bi mooy ci sama grand frère sama mag quoi moom en réalité moom ma dalal ba ci liggéey bi vraiment tete bu rafet jàngal ma ko aussi ci njàngin bu set bu sell waaw ak yéene waaw bi loolu amee ñu nekk man ak moom mu defal ma formation bu valable dem ba Berma yaa ngi dégg ma demal sama bopp di góorgóorlu nag vraiment di góorgóorlu ba egsi fi mu egsi tey. jërëjëf tonton bu ñu la déggee bu baax jànguloo école njàngum daara nga jaar waaye njàngum daara boobu terew la bi nga ci soree def nga beneen liggéey muy liggéeyu artisan. jàng nañ foofu ni tamit sa biir famille nga jàngee métier bi donc ñu déglu foofu ñu jàpp foofu ne am na benn booloo bu am ci biir famille bi ba sa mag mokkal métier ba jàngal la ko loolu am na solo ñu bëggoon xam léegi liggéey bi nan la demee liggéey bi liggéeyu lan la exactement lan lañ ciy liggéey ci mbirum artisan yow ci sa liggéey bi. ndax ay dafa mel ne gis naa fi ay bant yu ñu yett gis naa fi ay tableau yu ñu peinture donc bëggoon nañ gën a xam liggéey bi nan lay demee exactement. dëgg la ñun suñu liggéeyu famille base bi bant la maanaam sculpture suñu base fondamentale foofu la mais gis nga àdduna aussi loo gis rek ak loo mënta débuter rek aussi da nga ci war a ñaan avancement ak progrès bon moo waral man ñu ma jàngal man yet ak bant ak jaay bant quoi mais man bi ma demee nag ba beru ba ubbi sama place di liggéeyal sama bopp ci laa ne nag alors liggéey bi toll na foo xamante ni waroo concentré wu ci benn matière rek yaa ngi dégg donc nit ki war nga jéem a góorgóorlu jéem a progresser liggéey yaatal ko ba sa liggéey gën a mën a dox loolu moo indi tey bi ma nekkee ci bant bi après ma commencé ko améliorer petit à petit comme aussi jaar naa tuuti ci métier tailleur am ci benn formation ba mën a ñëw yu bari fu nekk ni mën naa ko ñëw macha allah waaw parce que yàlla dafa ma mayoon macha allah xel ci wàllu liggéey quoi
3 ans laa si def mais daal vraiment mënu naa si lu bëree bëri bon léegi bi ma demee ba si biir laa ne daal pourquoi pas ma yaatal sama liggéey comme man jàngoon naa tailleur léegi may jënd samay tissu di ñëw samay ñëw di exposer en même temps boole ko samay bant du ma yàqal dara te day tax sama liggéey gën a dox parce que la plupart du temps samay clients sax dañuy ñëw di ma réclamer ay tissu wala yeneen œuvre ma ne nag pourquoi pas loolu du ma ko créer dugal ko sama biir liggéey yaa ngi dégg inspiration boobu noonu foofu laa ko amee après ci laa jënd samay tissu bon commencé laal tuuti tissu bi quoi tableau yi aussi pareil bon dama siy laal tuuti en plus damay jënd aussi en même temps di si boole tu vois bon wàllu aussi dàll yi ngeen gis nii pareil comme vax yooyu ngeen gis noonu man maa koy liggéeyal sama bopp tu vois yenn yi yu ude yi yooyu dama koy jënd di ko exposé dugal ci biir tu vois loolu moo indi tey ma gën a yaatal sama liggéey si fànn boobu boole ko ci mais base fondamentale bi moom bant la mais li si des man maa ko créer sama bopp yokk ko sama biir liggéey pour sama liggéey gën a dox. dëgg la loolu moom am na solo ndax war nga ñu foofu ne li nga jàngoon jéem nga ko améliorer yokk ci ba yaatal ko mu yegg ci tableau mu yegg ci tissu wax nga léegi ci say biir wax ni jaar nga si tailleur tailleur bi moo njëkk artisan bi wala artisan bi moo njëkk tailleur bi est-ce que am na yeneen liggéey aussi yoo jot a def lan moo la génnee si tailleur bi wala ndax yaa ngi ci ba léegi yow bëggoon nañu xam tamit plus de détails. waaw tailleur bi moom laa njëkk a def à Balage mais comme aussi ñun dañu nekk famille boo xamante ni aussi si wàllu bant aar bi la ñu nekkoon moo taxoon mënul woon dem parce que xam nga xale day roy toujours yaa ngi dégg lépp lu mu gis rek magam wala famille am di ko def day am amuram quoi xam la bon looloo tax bañ ma dugalee tailleur aussi dëgg la dem naa ci ak sama xel parce que macha allah dama neexoon xel ba ma fa foofu 3 ans laa fa def rek foofu yu mel noonu mais macha allah dama mënoon a ñëw. tu vois jëlee naa fa vraiment formation bu baax mais comme sama xel toujours dafay revenir si suñu métier famille loolu moom ma gën a poussé encore ma génnaat xam nga man ni daal vraiment comme man aussi lii sama famille yëpp moom la ñuy def daal gis naa ni kon loolu man foofu mooy sama waar quoi lii moom ma génnewaat ma ñëwaat si aar bi quoi. mais bi ma si génnee aussi génn ma si à 100% parce que dama fi mu ne nii man maa ngi sama machine xam nga indiwuma ko fii mais fi mu ne nii ngay fii yu bëri man maa koy ñëw. xam nga maa ngi sama machine sama kër yaa ngi dégg lu ma bëgg a ñëw dama koy foofu laa koy ñëwee même samay doom ak samay yu bëree bëri yoo xam ne sama waa kër dañ koy kii man maa koy ñëw tu vois donc kon métier mi aussi boobu aussi du ma ko bàyyi parce que jàng naa ko ba mën ko donc foog aussi man li ma gis mooy waroo mën a jàng métier ba mën ko ba pare après nga jeter ko à la poubelle donc loolu aussi war naa si mën a jëriñu looloo tax loolu aussi dama koy maintien bu ma toogoon fii tey bu ma toogoon fii dagg sa kanam ñaw nga ne kii lii rek la man yàlla may na ma loolu si côté boobu maanaam bi nga même wàllu leket yi nga gis nii dama si yëngu nga kii démb laa ko defar te waaw li ma arrêté sax mooy gis nga blessure bi démb dama si nekkoon di liggéey si guddi gi bay yàgg ma gaañu gis nga tey si bi ma Cheikh di woo tey si suba gi hôpital laa doon dem mais après ma woo ma ne ma yéen a ngi ñëw looloo tax sax def ma direct hôpital pour faju ji te waaw moo tax ma ne xaaral ma def émission ba pare après door a dem hôpital faju ji mais gis nga ko kii yëpp bi may def per bii laa gaañu gis nga deret yi démb si guddi bi may defar lii ci laa gaañu gis nga tache yu deret yi donc kon métier mi macha allah man yàlla macha allah yàlla daf ma may mun naa la ne don la quoi waaw lu ma si laal rek da nga naan kii lii la gën a mën tu vois kii nii déjà ay commande la maa xam sama benn xaritu tubaab bu nekk njëriñ moom ma ko commandé ay œuvre yu mag am naa si yoo xam ne ay 1 mètre la war a doon yoo su ma jëlee ko photo bi daf ma ko envoyé WhatsApp la ma ko envoyé kii œuvre bu mag la leket bu mag lay am hauteur bu 1 mètre lay def dama koy tegle job ko bokkul ak yi kii ay pièces yu bëri laa si defar quoi bii aussi ay pièces yu bëri laa si defar donc liggéey bi macha allah c'est-à-dire man aar moo ma neex waaw ba nga xamante ni rek lu ma si xool ba laal ko rek da nga naan kii moom kii lii la gën a waaw. kon suñ la déggee foofu bu baax ci mbirum artisan nga dooree mais dugg nga ci mbirum tailleur
tawul nga bàyyi ko mun nañu wax ni foofu na nga doon reculer pour mieux sauter puisque xam-xam ba nga fa wutee jëriñ na la encore nga gën a améliorer seen liggéeyu artisan jàng nañ foofu aussi mooy liggéeyu famille gën na la dooleel le fait que ñi la wër di la yokk xam-xam saa su ne di la tette saa su ne di la ci jàppale gën na laa jàppale ci sa liggéey dégg naa tam ci say wax ma jàpp ko lool muy wutum xam-xam ak amour ñoo ànd ndax nee nga dem nga ba ci mbirum artisan loo laal dafay mel ni loo rek nga mën ndax na nga ko bëgg sa xol kon jàng naa foofu ni lépp looy def tamit na nga ciy am amour te la ciy jàppale. léegi ñu jàll ci suñu deuxième rubrique émission bi muy rubrique bu ñu itteel bu ñu amal njëriñ ndax ñun jeunes yi xam nga ni dëkk bi léegi liggéey amatul bon loolu la ñuy wax liggéey amatul dëkk bi metti na da ngay dugg ci benn liggéey wala dugg ci benn lenn loo xam ni ay yëngu-yëngu la nga ciy am ay jafe-jafe jafe-jafe yi dina toll foo xam ni boo moytuwul di nga delluwaat ginnaaw tuuti bëggoon nañoo xam yow fi nga dooree fan nga dooree est-ce que jafe woon na est-ce que yomboon na nan nga def ba yegg si fii ndax j'imagine que comme ni nga ko waxee commencé woon nga ci mbirum artisan ngay progresser di dem ba yegg ci ay tableau yegg ci leneen ak leneen maanaam dox na am nga foo jaar donc bëggoon nañoo xam fan nga jaar ci sa liggéey sa jaar-jaar début ba est-ce que yomboon na est-ce que jafe woon na. dëgg la fi ma dooree soxna si tubaab day wax ne tout début est difficile amul dara lu si àdduna lu yomb waaw mais gis nga doomu aadama surtout góor li am solo rek mooy volonté ak li nga nekk nga gëm ko xam ne lii boo ko téyee góorgóorlu si yàlla bu la sutura bu la dimbalee mun nga si am réussite. et puis nit toujours da nga war a yaakaar ne rek à tout moment à tous les heures à tout moment rek boo góorgóorloo rek war nga mën a réussir sa àdduna ak loo mënti téye nag si àdduna parce que àdduna amul dara lu fi yomb amul dara loo xam ne yomb na fi mais nag loo si téye lu mu tuuti tuuti boo ko xeebul nga góorgóorlu si rek yàlla mën na la si defal réussite gis nga liggéey bi ma ngay gis nii amul jafe-jafe bu ma si amul si wàllu gàllankoor si wàllu ay metti ay ñàkk a dox ak parce que adduna dafa yàgg te lii ma nekk dafa yàgg façon bu coono bu ne jaar naa ko ci façon jafe-jafe bu ne am naa ko ci mais tawul terul ma bàyyi gëm naa ne rek lii bu ma ko jàppee topp ko rek incha allah yàlla dina ma si may lu ma bëgg dina ma si teral yaa ngi dégg foofu laa jaar si wàllu liggéey bi waaw. ñaata at nga ci def. lii naa la wax ni déggoo li ma la wax bi ma nekkee xale ba léegi ci laa nekk kii bu naa la wax ni je pense est-ce que au moins si 40 ans parce que déjà am naa 50 ans wala ma weesu 50 ans te presque bi may dugg si liggéey bi est-ce que am naa fukki at wala ci lay yem donc kon yàgg naa ci waaw mais ba ma ci nekkee ba tey aussi sama vraiment maa ngi koy remercier di ko nuyu en passage sama grand frère Diéry Sow moo ma si jàppale nag wax dëgg yàlla dëgg la ba ma yoreen bu rafet la ma yor. yaa ngi dégg njàngal ma aussi njàngal mu sedd ak yéene yaa ngi dégg mais li ma mayoon nag man foor ak atu mooy gis nga doomu aadama surtout xale boo bëggee gaaw a réussir sa àdduna wala sa métier da ngay nangu ku la yilif waaw yilif te ça c'est très important gis nga xale tey aussi li seen défaut premier loolu daf see bokk gis nga doomu aadama da nga war a toujours da nga war a nangu toujours ku la yilif di la conditionner di la orienter parce que xale rek la xamul fu mu war a jaar donc boo nangoo ku la yilif rek yàlla mën naa la dimbale boo ki la yilif mën na laa tette di la orienter ba nga mën a réussir sa àdduna man fort boobu laa amoon maanaam sama mag boobu muy Diéry maa ngi koy nuyu toujours en passage vraiment dama ko déggaloon waaw lu ma tere ma bàyyi lu ma sant ma defal ko vraiment demoon na ba bitigam bi nga xamante moom moo ko moomoon man maa ko géré woon dem na moom ba am yeneen bitig nekk fa man géréel ko bitigam di ko jaayal di ko liggéeyal di ko verser normal mu dem ba xolam sedd si moom bitig bii ma nekk tey moom moo ko moomoon yaa ngi dégg ba ma jàngalee ba nga xamante vraiment affaire bi xolam sedd na si man te am na bitig bii te xam na ni man toll naa ci vraiment war a mën a demal sama bopp yaa ngi dégg
ba ma ñëwee fii daf ma nekk bitig bii kat man dama ko bëgg a jaay te bala ma koo jaay kenn yow mii laa koy jaay léegi yëg débrouille-toi nga ut xaalis ma jaay la ko comme ça nga mën a demal sa bopp xam ne à 100% da ngay mën a demal sa bopp liggéeyal sa bopp parce que gis naa ne yow boo góorgóorlu tuuti rek di nga réussir sa affaire parce que seddal nga sama xol te vraiment amul benn crainte boo xam ne am naa ko sama diggante donc te yéene naa la nga dem looloo tax tey ma reyante xaalis yaa ngi dégg ba jënd bitig bi si loxoom moom si wàllu boppam te mu defal ma ko nag vraiment un prix raisonnable yaa ngi dégg ma géré bitig bi ba léegi di góorgóorlu te di góorgóorlu ba am fi deuxième magasin fi mu nekk nii am naa fi deuxième magasin te bi ma fiy dugg tey si loxoom moom yaa ngi dégg benn porte-clés indaale wu ma ko fi benn porte-clés dugg laa ko te boobu mën naa sama métier ba lépp ba mu bermaa lépp quoi mais comme gis nañu aussi affaire yi métti na te moo tax mu xëccaat ma jox ma magasin bi ma yor ko ba dem ba si biir mu wëlbati ko ne ma léegi dama la koy jaay ma débrouiller xaalis di reyante di dajale ba am loo xam ne ba somme bi ñu d'accord ma fay ko moom sama bitik nekk si di reyante aussi ba am un deuxième magasin te incha allah rabbi gëm naa ne dinaa am yeneen si kàttanu borom bi parce que lépp ngëm-ngëm la rek ak góorgóorlu parce que nit ki loo mënti nekk di si góorgóorlu rek yàlla mën naa la dimbale ba la nga ci bëgg nga am ko waaw te gëm naa ne incha allah rabbi lii ma nekk nii dinaa si gën a progresser quoi parce que ngëm-ngëm bi ma ci am la ak fulla ak fayda bi ma ci def si kàttanu borom. donc su ma jéemee résumé tuuti li ma jàpp ci li nga wax mooy nit ki ci loo nekk dina baax nga am wéeruwaay boo xam da lay tette wan la yoon bi ndax wax nga léegi ci say biir wax sa mag encadré na la bu baax mais teewul bi nga demee ba tollu fenn fi jom bi nga am tax na nga mën a jënd ci moom ndax mënoon na la ko may waaye xëy na mbirum jom moo tax nga dem ñafe ji ñëw jënd ko ci moom jàpp naa aussi ci say biir wax ni nit boo nekkee ci dara njub da ciy baax ndax nee nga dénkoon na la boutique nga nekk fa di ko versel dara mu ci see manqué te njub boobu xam naa moo tax ba mu dem ba ber la nangu laa ber jaay la boutique nga yor ko ndax nit ki ci loo nekk njub da ciy baax donc loolu jàpp naa ko ci sa wax jàpp naa tamit ne comme li nga wax noonu jom bi da ciy baax ndax ku commencé dugg foo xam ne porte-clés indiwaale woo ko nga dem ba am ci beneen ba gëm ni tamit di nga am yeneen donc loolu ñun daf ñuy encourager bu baax parce que yow mag nga donc yow boo mënee wax loolu ñun jeune war nañ koo mën a xalaat léegi bëggoon nañoo xam tamit ci sa jaar-jaar yooyu wax nga ni jaar nga ci lu metti lu bari donc koo xam ni indaale woo sax porte-clés ci sa boutique donc nga dem ba am lii c'est sûr que ni yombul donc est-ce que mën nga ñoo wax tuuti ci say jafe-jafe li nga jot a am yoo xam ni marqué na la jafe-jafe yu la marqué ak jafe-jafe boo xam ni gën na la marqué ba nga ne léegi damay bàyyi bu dee am na bu dee mosoon nga dem mu metti ba nga bëgg bàyyi mu am lu la motiver waat nga continuer. waaw jafe-jafe yi ma am toujours mooy si cadre liggéey bi rek toujours parce que xam nga liggéey surtout affaire art toujours dafay am base et autres quoi xam la man moment bi gën a période bi gënoon a métti man si sama carrière liggéey mooy carrière moment golf bi c'était yaakaar naa 90 comme 92 quoi année yooyu quoi mooy année golf bi xam nga boobu aussi affaire bu crise bu grave moo amoon fii tubaab yi ñëwatuñu xam la te temps yooyu aussi ma concentré aussi benn maanaam benn kii rek quoi benn maanaam si bant bi rek quoi waaw ma concentré aussi bant bi rek jëm ma laal leneen parce que boobu aussi loolu rek laa gëmoon ni moom aussi mën a génne quoi xam nga nit da ngay toll foo xam ne aussi day mel ni sa xel day fatu waaw mais après bi ñu demee nag ba passé loolu ci la loolu moo ma gën a motivé ma ni non basé wu si benn affaire nii rek c'est dangereux xam la mooy période golf bi boobu xam nga dafa metti affaire bi jafe-jafe yi macha allah sama grand frère bi ndeysaan mu feebar jabaram feebar xam la affaire bi metti famille bi oh c'était vraiment dur quoi tu vois donc man sama damay daw finalement yenu ay bor xam la grand frère bi feebar na jabaram feebar xale yi ay xale lañ boobu xale yi màgguñu xam la kenn mënul si man maay à part moom man la léegi moom tëdd na maa fi sës
tu vois période boobu daal bokk na ci li ma gën a marqué si sama carrière bu liggéey vraiment te mu nekk affaire bu dur bu yàgg waaw bu yàgg ma nekk si galère di galère ba loolu passé tu vois bon bi loolu passé nag après ci laa gëm ni ne affaire yi gis nga di basé wu si benn affaire rek wóorul quoi donc il faut que nga jéem a élargir liggéey bi xam nga jéem a xool na koy yaatale ba vraiment bu fii fettee fii mën a fitar ñu quoi waaw loolu daal vraiment bokk na ci li ma gën a marqué sama carrière bi quoi. est-ce que tolloon nga foo xam na nga naan léegi damay bàyyi lii dem xooli leneen bés na laa dal. non loolu moom mosul li muy métti gëm naa ne rek lii day jàll parce que avant tout nag quand même ay jullit lañu te nag dañoo gëm yàlla aussi te xam nañ ni aussi doomu aadama bi àdduna noonu la tëddee tey day neex ëllëg mu naqari xam nga loolu moo nekk si àdduna bi tey day neex ëllëg mu naqari yaa ngi dégg da ngay am tey ñàkk suba loolu vraiment ñun dañu moo ñaale si loolu aussi dañu ko yarale ba nga xamante aussi ngëm-ngëm boobu amoon naa ko lu mu musaan métti aussi damay gëm ni rek lii bon neex moo siy tegu loolu moom découragé moom mosuma ko def si wàllu liggéey waaw lu mu métti naa ko gérer te aussi boo ko gérer aussi macha allah yàlla dama siy génn moom ma génn ci. jërëjëf loolu am na solo trop donc li ma slogan bu ma ciy jàpp rek foofu mooy dañoo war a jàpp ni jinax dee bëri pax ndax li nga yem ci artisan bi tax na am na foo xam bi nga fa tolloo amoon nga ay jafe-jafe mais xëy na après xam naa après loolu sax xëy na nga jàng mbirum tailleur wala avant voilà donc mbirum tailleur boobu xamoon nga ci xam-xam mu permettre la nga commencer explorer yeneen domaine donc ma jàng foofu rek ni nit ki boo nekkee ci dara tamit bu mu tax nga tëju da nga war a am benn ouverture di gëstu boobu mën laa gën a mën a nga yokk sa liggéey donc léegi ñu ngi si waaj a dugg suñu fin wu émission xanaa balaa boobu nga wax ñu boutique bi ku fi ñëw déjà fan la nekk exactement nga présenté waat fu mu nekk ku fi bëgg a ñëw ak lan nga fi mën a fekk tamit lan ngay jaay exactement waaw. boutique bi ku fi ñëw da ngay ñëw mu ngi nekk marché central bon avant ngay egg Fass quoi à Fass hôpital bu njëkk bi quoi dispensaire bu njëkk bi bon boo duggee 3e place mooy sama place Pape Sow bon presque mën naa la wax ne boutique bi am na tissu am na sculpture bois am na ay dàll mën naa leen daal boo fa duggee macha allah yu bëri mën nga ko fi jëlee quoi waaw ak nag aussi ay prix yu abordable quoi parce que man aussi sama wàllu liggéey du ma ko mettre si wàllu prix man prix moom du ma boole ak client quoi waaw dëgg la dañuy wax nag aar amul prix mais man njëg moom wax dëgg yàlla du ma boole ak client parce que man du ma xeex bénéfice quoi waaw bénéfice du tuuti waaw loolu moom dañ ma ko jàngalaale si wàllu liggéey bi waaw dërëm sax bénéfice la donc man wàllu prix moom ak njëg du ma boole ak client quoi te ku fi dugg daal macha allah saxul dina sedd. léegi ku bëggoon dugg ci métier bi comme jeunes yi nga xam ñu ngi seetaan seen xel xëy na mës naa traversé ne mbirum artisan xëy na mi ngi dox lan nga leen di wax nga léegi ci sa biir wax ne tout début est difficile que dina mës a baax mais pour nga yokkuñu courage ku bëggoon dugg ci métier bi loo koy wax waaw loo koy dénk mu mun koo permettre lu mu ci mën a fekk mu mun a dem. en réalité mun naa la ne am na baisse bu baax a baax franchement parce que boo amul vraiment courage am patience parce que métier patience la boo yàkkamtee moom doo si mën am dara quoi te doo si am dara waaw boo yàkkamtee dara du la si fekk parce que métier affaire bu métti la waaw parce que métier la moo xamante ni benn li ëpp ci li ñuy jaay maanaam ay tubaab lañu te waaw lu ëpp ci li ñuy jaay tubaab lañu te bon tubaab bi dafa am période yi ñuy ñëw ak période yi ñuy ñëw donc métier la boo xam ne aussi vraiment nam doon doxe bu njëkk franchement doxeetu ko waaw wàññeeku na bu baax a baax macha allah mais mooy li ma la wax rek xam nga nit ñi dañu bokkul man moom yàlla daf ma dénk vraiment maanaam formation bi ma am si wàllu liggéey bi moo ma permettre vraiment ma am résistance quoi lu mu métti rek man dinaa trouver ay solution yu ma ci mën a génne waaw parce que loolu dañ ma ko formé waale tu vois ak ngëm-ngëm aussi bu ma am tu vois mais nag c'est dur c'est très dur métier bu métti la bu naqari waaw mais foog nga góorgóorlu boo góorgóorlu moom
doo si mun a adapté wu quoi franchement moo boo xoolee ñi fi ñëw bees yëpp bu yàggee dañuy reculer waat dañuy dem. donc ñu lay gërëm bu baax ñu jàll suñu 3e rubrique suñu fin wu émission. mooy ndénkaane jeunes yi en général mu nekk artisan bi mu nekk keneen ak keneen mu nekk ki nga xam ni jàngul yaa ngi ñuy wax ci njëlbéen ne yow daara nga jaar ki nga xam ni amul benn diplôme ki nga xam ni am na diplôme yu kawe mais amul ci lu mu jàpp kooku lan nga koy dénk. kooku li ma koy dénk mooy góorgóorlu rek gis nga àdduna diplôme ak ñàkk diplôme loolu man ci sama ngëm-ngëmu bopp la wax de ça ne sert à rien du tout xam nga li am solo ci doomu aadama mooy volonté ak ngëm-ngëm ak bëgg-bëgg ak jom waaw nit ki ci loo munti nekk ci àdduna parce que nit ki aussi bu fekkee da nga am jom yaa ngi dégg loo munti débuté ak lu mu munti doon que ça soit muy artisan bi muy artisanal muy lu mu munti doon muy fonction bu mu munti doon boo ko débuté nga gëm ko dem def sa fulla ak sa fayda xam ne lii war nga see mën a réussir man ci sama gis-gis war nga ci da nga ciy réussir parce que yàlla suñuy borom moo fi nekk ndimbalu yàlla moo nekk fépp te it yàlla dafa bëgg nag kuy góorgóorlu waaw boo góorgóorloo yàlla dugal loxoom loo munti sonn di nga ci jëriñu ci kàttanu bon man loolu laa gëm nit ki lu mu sonn lu ne dina ci jëriñu waaw mais nag loo sonnul aussi mënoo ci jëriñu man daal sama gëm-gëm loolu la donc li may conseiller les jeunes mooy ñu góorgóorlu bàyyi bëgg lu yomb parce que tamit en réalité loolu moo fi nekk jeunes yu bëri dañuy bëgg lu yomb croiser les bras duñu bëgg a sonn xam nga bëgg a jëriñu loolu mënut a nekk ku sonnul doo jëriñu yaa ngi dégg ak loo mënut a jàpp lu ne parce que y a pas aussi des sous-métiers waaw métier moo mënut a gis boo si jàppee góorgóorlu ci yàlla ak bëgg-bëgg ak jom ak fula ak fayda yàlla dina la dimbale nga réussir si wala nga am si teraanga man daal loolu laa gëm personnellement waaw parce que ci loolu laa nekk tey ku may conseiller loolu laa lay conseiller ak loo mënti am nag amul parce que diplôme ak ñàkk diplôme yëpp parce que diplôme lan la am gëm-gëm la rek du dara waaw pour man li ma nekk nii man maa ngi sama diplôme man lii mooy sama diplôme te dama koo ñafe ba am ko waaw diplôme da nga koy ñafe école boo fa nekkee di caaxaan wala di tricher wala bañ a jàng doo am ci diplôme donc leneen loo fa mënti nekk aussi boo si rayantee rek da nga ci am diplôme lii mooy sama diplôme man. d'accord wax ji am na solo torop donc li ñuy jàpp foofu mooy y a pas de sous-métier donc suñu premier numéro loolu la ñuy tëjee suñu émission nga am diplôme nga ñàkk am diplôme y a pas de sous-métier jërëjëf ba beneen yoon incha allah. mën nga bañ a fooy sa xel mani rek man lay gis mani succès def bénéfice mënoo yegg te tooguloo